mais Alaaji Laxat. waaw mais déedéet. comment ça va? déedéet. Ça va bien. affaire naka la. kii de. Ça va bien. ça va bien. Ça va. déedéet. na ngeen def Ça va bien. ça va bien. Ça va. waaw waaw waaw. DG ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. DG tey nga ñëw ci nga xam ne mooy tudd doomu Abdou Lahat tey ci Jaxaay ban témoignage nga mën a defal ci Abdou Lahat coordonnateur Pastef Jaxaay. waaw d'abord dama fi ñëw en tant que militant de Pastef comme ni ma koy waxee ñun ñëpp ñoo bokk nous sommes une grande famille Lahat doon ku ràññeeku ci parti Pastef ndax au-delà d'être le coordonnateur de la section communale de Jaxaay Lahat a pris une part active dans le cadre du combat qui a mené Pastef au pouvoir parce que bañ ciy toll li mu ci mënoon def na ko ràññeeku ci lool man mii dañ doon communiquer nit la koo xam ne def na li mu ci mën xeex na ci xeexkat la il s'est battu bokk na ci ñi nga xam ne Macky Sall jàppoon na leen yóbbu leen kaso donc bu ñu waxee comme ni ma koy waxee patriote bu ne loolu nga def noonu te subir ko moo tax ñu agsi fii ñu agsi te Lahat mi il a pris une part active ku xarañ la ci liñ doon def donc ñun mënuñu lu dul bu ñu ñëwee ba toll fii ñu di ko témoignel bu amee xew mu doon yàlla na doon nag luy neex rek la ñu ñëw teewee ko won ko suñu solidarité en tant que militant parce que comme je dis Pastef moom fi mu nekk nii nag ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nous sommes une grande famille boobu moo war tax nag ku xewle ci ñun ñëpp ñëw taxaw la rawatina nag ku ràññeeku comme Lahat comme ni ma la ko waxee c'est un homme d'engagement et un grand patriote. comme ni nga ko waxee sa kàddu mu nekk koo xam ne sonnoon na lool ci temps manifestation yi jamono jooyu nu ngeen ko doon dundee yow ak moom. oui man je communiquais un peu avec tout le monde moom il prenait des initiatives bon am na yoo xam ne nag xam naa nag kenn du ko détaillé mais moom doon na ma woo ma xam ni il était sur le terrain il était très engagé daawul bàyyi dara c'est des gens qui ne reculent pas xam nga Lahat boo ko xoolee rek boo xoolee mine bi rek c'est un peu comme moi boo xoolee mine bi rek xam ni xeexkat la du kuy dellu ginnaaw donc nous avons période boobu metti woon na man ñoom bi ñu leen di jàpp man j'étais déjà sous bracelet mais teewutoon on communiquait on essayait de xam nga pour faire face à Macky Sall il fallait être très très imaginatif ñun nag on communiquait te gëmoon nañu ni lii ñu nekk mooy dëgg te mooy mujj moo taxoon nit ñi bi ñu leen di gars yi bon regretté wuñu bi ñu leen di jàpp gars yi xamoon nañ leen di jàpp les gens savaient que lii ma nekkee su ma ko continuer dinañ ma jàpp dawul ñu demuñu fenn dañoo taxaw gars yi ñëw jël si leen yóbbu leen aussi avec beaucoup de dignité ñu dem tëdd kaso ba keroog bi leen yàlla di libéré ñu génn ñëwaat donc voilà donc non loolu moo lay wan ni c'est de pourtant xamoon nañ dañ koy jàpp xam nga boo xamee dañ lay jàpp ñu ci bëri am na ñoo xam ne dañoo dem waa dañoo daw bon parfois nag am na daw yu am stratégie yoo xam ne il fallait partir pour de l'extérieur continuer le combat mais xam nga Lahat mi moom du nit kuy daw sama genre gi la kii la quoi ñoo bëri xadar ñooñu même boo leen woowee ne leen gaa ngi ñëw dañ la laaj gaa yi fan la ñuy dem sama fekki leen fa donc c'est un peu ça c'était des moments assez difficiles mais li taxoon defe naa ñun ñëpp ñu tenir mooy ngëm ni
lii ñu jëm nii ndam rek lañ ci mën a am ndax taxawal sa dëkk moom day yàgg rek mais ci ndam ngay mujj waaw. bi nga xëyee dégg ni jàpp nañ Abdou Lahad jour boobu lan nga sant. Oui, c'est beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que période boobu en fait du woon Laxat kese dafa bëri woon ay militants c'était devenu notre quotidien mais amoon na période boo xam ne pendant 2 mois yoo xam ne chaque jour ñu jàpp ay patriotes chaque jour c'est-à-dire que am na ñaari weer yoo xam ne mooy période bi ñu leen di jàppee ñoom dañuy jàpp rek c'était des rafles comme ni ma ko waxee on raflait les militants dañ la doon cible rek donc moom xëy na ñu jàpp ko xëy jàpp ñoom. Comment il s'appelle encore ñoom Ibrahima Ndaw c'est des arrestations yoo xam ne mais da ngay toog xam ne kii la ñu jàpp ko on s'y attendait quoi c'est-à-dire que du woon maanaam doo toog ñu ne jàpp nañ Laxat nga ne non du tout on s'attendait à ce que parce que on se connaît donc da ngay xam ne kii nii dinañ ko jàpp donc on n'avait pas de surprise bon y a de la déception parce que xam nga ni kaso dafa metti surtout boo fa jaaree moi je n'ai fait que 2-3 jours mais la prison c'est pas du tout facile surtout la garde à vue donc gars yi dund ko avec beaucoup de dignité ak gëm-gëm donc ñëw taxaw fii moo tax nag bon projet Pastef moom c'est un projet qui est unique pour Sénégal projet la boo xam ne parce que sénégalais yi mosuñoo xeexee nii indépendance sax xeexewuñu ko nii pour ñu jël indépendance xeexewuñu nii di kii nii ay ñu jàpp ay nit ñi jàpp leen tëj leen rey ñi non on ne s'est pas battu pour ça les Sénégalais pour une fois se sont battus pour reprendre ce pays en main. Comme ni nga ko waxee bi xeex jotee dafa xeex mu des léegi lu dul gouverner lan la ñuy xaar fii ak avenir ñu gis Laxat mu mën a diriger loo xam ne après population Jaxaay dinañ ci mën a gis seen bopp. Mais là tout dépend de lui, de ses ambitions. Je pense que Laxat est un élément politique incontournable au niveau de Jaxaay. La preuve c'est que c'est lui qui coordonne actuellement le parti à ce niveau-là. Donc c'est à lui de voir. Il a après à partir du moment où tu diriges à un certain niveau, je pense que aucune porte n'était fermée. Bon, maintenant il y a beaucoup de choses qu'il peut faire ici. C'est un homme qui est très présent sur le terrain. Il pourrait occuper un rôle de maire, par exemple. Bon, il ne m'a pas dit ça, mais moi je considère que, vu un peu son expérience et sa position politique, il ferait un excellent maire pour Pastef. Parce que comme ni ma ko waxee Pastef dafa war a jëlaat toutes les mairies. Mënuloo nekk ci dëkk nga am majorité ñun bi ñuy am majorité bi c'est depuis les élections de 2022 élections locales yi passé Pastef et notamment Yewwi ñun ñoo conduiroon la coalition gagné fi presque toutes les mairies mais boo xoolee benn mairie rek la Pastef yor donc il est temps que l'on retourne la situation fii ci Jaxaay il faudrait qu'un Pastefien mën a jël mairie bi nga dem ci yeneen gox yëpp yeneen communes yëpp il faudrait que Pastef occupe ses positions de gouvernance locale et je pense que Laxat ferait un excellent maire waxuma ko mais bon je pense que c'est logique naturel et il serait un excellent maire parce que xarañ na jub na il est intègre c'est le prototype du patriote un bon patriote il devrait pouvoir mieux se mettre au service des populations et je pense que maire loolu lay def le maire c'est quelqu'un qui day jaxasoo population bi di gérer un peu di leen dimbali à la base. Dernière question commune Jaxaay Parcelles dafa am ay besoins yoo xam ne soxla nañ ko nit notamment inondation yi ak infrastructure yi lan ban taxawaay la ñu mën a xaar ci état central bi pour mu ñëw dimbalee ko commune Jaxaay Parcelles. Oui là xam nga boo ma laajee ci inondation yi te ma écorché mon ami Cheikh Tidiane Dieye nga xam ne sama xarit la dama koy sànni xeer parfois je pense que on est en train de faire des efforts l'État a fait de l'anticipation pour que avant ñuy àgg ci nawet bi ñu mën a gérer ay questions yu bëri je pense que fii aussi dinañ fi agsi en tout cas nous on ne manque pas de leur rappeler ça que bon am na zone yoo xam ne inondation ba amoon ba léegi ma nga fa ba tey donc c'est des choses sur lesquelles je pense que le gouvernement notamment le ministre Cheikh Tidiane Dieye qui est un homme d'anticipation et un homme de défi un homme de devoir je pense que ces questions là bon dinañ ko fàttali nag parce que c'est notre rôle
en tant que politique au niveau du département, mais c'est des questions sur lesquelles le gouvernement entend mettre beaucoup de moyens. Loolu moom je le sais, le gouvernement va mettre des moyens pour que ñu régler ces questions d'assainissement qui se posent un peu partout au niveau de la commune et particulièrement à Jaxaay. jërëjëf DG. Merci. Merci beaucoup. ki nekk ci watu gàtt bi na waaj. Amin. ku ne ci gàtt bi anamu. C'est bon. mu ne tudd nañ ko Seydina Ousmane Sonko. waaye tàccu leen lii waay tàccu leen lii day na de. salli wa sallim ala habibi lii mooy nekk dëgg. te nag ngénte premier ministre la mais damay jéem a tënk kàddu gi pour être le moins politique que possible. Bu ma jógee ci borom bés bi damay nuyu sëñ bi Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar imam di ziar l'ensemble des autorités qui sont là, ceux qui ont consacré leur vie à la défense de ce pays et notamment les anciens militaires qui sont là. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites parce que vous avez des métiers difficiles, vous avez les métiers les plus exposés parce que vous êtes chargés de défendre la nation. Bu ma leen nuyoo ba pare ma ñëw maintenant au niveau de l'autorité élue. Monsieur le maire maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. Comme vous l'avez dit, on ne se voit pas beaucoup mais bon, on a des relations très cordiales puisque nous avons partagé la même famille politique. Su ma jógee ci monsieur le maire damay ñëw ci la famille Pastef. Famille Pastef Laxat daf ci nekkaat en tant que coordonnateur de la section communale. En dehors de lui, il y a le Mojib. Tout à l'heure en faisant son discours maa ngi koy dégg mu ne fàtte na le docteur Sané Alimi Lim mais El Sané est souvenu, malheureusement il n'aura pas la parole donc dama lay indiwaat ci discours am delloo si waat le remercier la bu baax a baax le docteur Sané, PCA de la PNA. Les jeunes qui sont là, ñoom Matar qui s'est payé le luxe d'aller tomber en panne au parc de Niokolokoba ci campagne. Voilà donc des choses que nous avons partagées. maa ngi nuyu ñëpp di recentrer un peu le débat sur damay ñaanal kii ñu tuddee Ousmane Sonko mu dépassé Ousmane Sonko mu dépassé ko ci at, dépassé ko ci baax, dépassé ko ci nekk jullit, dépassé ko xëj na sax ci politique parce que yàlla moom lu mu namm ci doomu aadama dafay am.
Ousmane Sonko ku ko waxoon ne ko di nga toll fii benn jour benn bés di nga taxaw jiite gouvernement bu Sénégal xam naa du ko gëm parce que bi ñuy xamante ci université man ma nekk fa di politique ci parti socialiste dafa ma doon wax ne ma dinaa la booleeg say parents parce que yow dañ laa indi ba fii ngay organiser des réunions politiques loolu ci perte temps la bokk. Aujourd'hui il m'a rejoint, il a compris que les choses ne peuvent être changées réellement qu'en faisant bouger les lignes à partir des instruments politiques. Politique moo mën a soppi réew du leneen donc moo tax damay ñaanal xale bi bu baax a baax am na ko fi wax sànq lu am solo mooy ñu dund ñun ñëpp ba fekkee buñ koy wutali soxna ñëpp teewee ko soxna Xadi Laxat ñëpp teewee ko fàtte naa nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal fii notamment mon ami Issa sama séeréer bi joolaa boo gis dafa war a am benn séeréer man nag sama séeréer mu ngi nii Issa Sène joolaa yëpp am seen séeréer parce que ñoom suñuy jaam lañ on a une relation très profonde avec eux j'espère que bu baja séeréer bu bajoor si tu n'en as pas je peux t'en affecter voilà donc yooyu laa bëggoon wax ni aussi ñi wax ni jàkk ji war nañ cee mën a jàpp nous on est disposé Laxat on peut travailler ensemble à faire en sorte d'aider en tout cas de façon plus importante la mosquée, j'allais dire la mairie parce que le maire est là. Voilà, je veux pas faire un discours trop politique, donc falaa bëggoon a yemale kàddu gi di leen remercier waat bu baax a baax jërëjëf. ñu ngi ñaan yàlla ñi fi teew ñëpp yàlla faj seeni aju képp ku ci am jaaxle yal na ko yàlla faj ku ci feebar yal na ko yàlla faj yal na yàlla def jàmm ci réew mi. man sama kàddu bu ci yàgg ndax bëgguñu yàggal sañ ci seen kanam Abdoulaye mii mooy sama taw man pour dëggal si samay wax man ban koy jàpp ci sama kër yi ko jàppee waaw chez moi baal nga xam ni yàlla moom mooy suturaan mais mënoon naa jàpp ko waaw ndax lépp lu ko naqari rek naqari na ma lépp luy bànneexam rek sama bànneex la ay waajur mënu ma leen a fay diluunu lenn ci man ñàkk fay dañ nii lépp luy teraanga ak sutura dafa ndey ba bàyyi def nan ma ko kon moom su ma dee boor ci guddi bis bu mel ni bu amee dinaa wax kan mooy Abdoulaye benn Abdoulaye mooy sama doom ñaar Abdoulaye maa ko ñaani woon maam Xadi amul lenn lu ci rëccu ñoom ñaan yàlla barkeel seen njaboot tur wii nga tuddee Ousmane yal na yàlla dogal mu am teranga ju toll ni Ousmane ibnu Affan kii di monsieur Bodian di directeur port nit ñi dofuñu lépp lu mu def ci lu baax nit ñaan koy waxat dana ko yàlla yokk ñi nga xamante ne ñooy seen sang ndax ñoo fi deet Xaadimu Rasuul yal na yàlla defal ijaaba mais di leen xamal ni Abdoulaye daal lu ma ko sant dina ko def lu ma ko tere dina ko bàyyi lu mu bëgg naa ko lu mu bañ naa ko yal na ko fi yàlla dogal ëllëg mu nekk fi kii fa allahumma salli ala Muhammad. yàlla barkeel. kon mbokk yi bu ko defee ñu ànd déglu sëriñ bi mu yëkkati ay kàddu incha allah bu paree incha allah ñu ñaan yooyu mbooloo mi bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax di jiital ci siyaar boobu suñu sang bi toog te di ko jéglu bu baax a baax ci toogandoo geeg yi ci aju di ci teg suñu imaam yi nekk fii ci gox bi yëpp te di leen ñaanal liggéey bi ñu amee fii ci diine lislaam yal na leen ci yàlla jàppale defal leen ci ndimbal ba la ngeen ci war a def lépp ngeen def ba ñeneen ñëw àggale di ci teg suñu xarit monsieur le maire
ndax moom suñu wëllëre la di suñu wétal ci yu bari di teg mbokk taal bi yi ñu fekk fii ñëpp bu ñu ci tuddee docteur Sané dana mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp yi teg itam kilifa gi monsieur Waly Diouf moom itam ñoo ngi koy nuyu ak mboolem ku fi nekk te yëngu ci njëriñu réew ci ñi yor wàllu réew mi rek suñu teewaay fii nag ñun lenn rek la muy teewaayu sàmm kóllëre di teewaayu sàmmal sëriñ bi kóllëre itam di teewaayu itam ñëw ngir jëmmal si suñu yëfi bopp masalan ndax ñii ñu tax a jóg ci Abdoulaye mii lay tàmbale fu mu ñu mënoon a fekk bisu tey bii ak lu mu ñu mënoon a fekk di defit mën nañ koo bàyyi ngir teew ndax ku ne xam ne Touba tey jii moom génn fa di dem feneen danga naa yombul ndax ya fa ne waaye day fekk ne léeg-léeg nit dina la def noo xam ne wala mu séq ak yow loo xam ne faw rek mbir dina am nga bàyyi loola ak lu mën a toll ak lu mën a doon ngir lii waaye ñoom awma lu ma leen mën a wax man mënu ma leen wax dara lu dul soññ képp ndax lii ab soññ la ci yow Abdou Lahad ak mbooleem ñi ngi fi nekkal ñëpp ci lu mel nii ndax ñi fi nekk ñëpp tàmbalee ko ci imaam yi ak kilifa yi dëkk ci gox amuñu jotu bàyyi seen yi te ñëw toog di xoole te ñoom ñëpp ñenn ñi mën nañ la maam ñenn ñi mat nañ la bàyyi ñi ci des ñëpp man ñu ci bëri la mag bu ñu bàyyee seen yi te ñëw toog ndoog yow fii ak heure bi waxtu week ni mu xatee am na leneen lu waral loolu ci sa bopp kon loola na nga ko jéem a xam te fexe koo sàmm la ci jiitu nag mooy jikko waaw la ci jiitu mooy jikko man ci sama bopp lay tàmbalee moo ma indi sa jikkoy bopp tàmbalee ko ci sa yar ci li may gis man ak li ma xam tàmbalee ko itam ci saw doxin ak saw doxalin te yàgg naa ko dégg ci tàmbalee ko ci monsieur le maire dégg naa ko ci moom ay yoon ak ñeneen ñi fi dëkk ak ñi ngay àndal di ñëw Touba di ñëw ba ci sama kër su ma ñëwee ba fii bàyyi la ma war a def lépp ñëw teew ci bis bi ñëw mu fi en tant que Abdou Lahad mu nekk Pastef wala mu nekk ci état wala dara déedéet dama fay ñëw ngir soññ si la laaj jublu man waaw soññ si la laaj jublu ndax wér na ne la ñi nga fi dajale yomb ñoo dajale ci benn jotaay waaw du sa du lu ngeen bokk liggéey wala yu demee noonu déedéet bokk nañoo ñeneen liggéey ñoom ñu am lu mel nii te teewuñu fa dañ fay yeble wala ñu wax kenn mu dem fa kon boo amee sa jikkoy bopp am sa doxaliinu bopp sa diggante ak ñoom ak li ngeen seq nga teg ko ci yoon te jaar ci yoon wañ bëgg ñoom wañ xam ne wii mooy yoon wa tax ñu mën a jëflante ak yow bu boobaa rek da nga xam ne kon yoon woowu donc mooy yoon yu baax ci sa diggante ak ñoom kon da nga gën a sàmm loolu te gën cee góorgóorlu gën a fexee mu yokk waaw lii ñu lay waxal yaa leen gën a xam sa bopp fuuf waaw bu fekkee dëgg la ci yow xam nga ko bu dul dëgg itam xam nga bu fekkee triche ngay defee bañ yaakaar ne jàmbaar nga xam nga ko bu dee dëgg ngay doxee bañ xam ne jàmbaar nga xam nga ko waaw bu dee dëgg nag kon fexeel mu yokk te nga góorgóorlu te sax bu fekkee triche la ci yow yaa ko gën a xam ñëpp fexeel mu doon dëgg ci yow nga nekk ci loolu rek laa la ciy soññee ci loolu waaw bu dee sama diggante ak yow nag sëriñ bee ñu boole wóolu réew Sëriñ Tuubaa laay sàmm si ndax yàgg naa leen ñëw ngeen sama kër ba tey mën a leen ñaanuma yàlla jàkkaarloog sëriñ bi mu ne ma jëflante woon ak yow kóllëre ngir sama jëmm noo leen téye wala noo leen sàmmee ma koy wax leneen la ma leen di wax lenn képp la muy fexe leen a tegu ci yoon bi fexe leen a góorgóorlu ba doon ñi ngeen war a doon kenn ku ci nekk li nekk ci yow xam nga ko bu fekkee yaa ngi koy jëfe xam nga ko bu fekkee jëfe ko xam nga ko muy diine ji ngor gi lislaam ji taalibe gi ndax moo ma indi fii man su ma leen ko daan wax naan leen kenn ku ci nekk lu nekk ci yow yaa gën a xam sa bopp lii tamit seere la ci ndax ñi ñëpp say kilifa lañ ñenn ñi la mag li ma wax léegi ñenn ñi mën nañ la maam ñenn ñi mën nañ la bàyyi te ñu ngi ni toog kenn yàkkamti wut a def buñ bëggoon a demit duñ ko feeñal ndax kon na nga leen jàppe la waaw kon na ngeen gën a yokkaat laxasaay bi di ñaanal itam du tànk bi ñu fi doon tudd da nga koy ñaanal yàlla sàmm ko te
te aar ko def ko magum jullit magum lislaam bokk ci dëgg-dëgg taalibe yi bokk ci ñi itam ñiy jariñ réew mi bu baax a baax a baax leneen li mu ci dolli ginnaaw waa réew mi fi toog monsieur le maire waxoon naa la fii ay jamono ne la li nga xam ne dénk nañ la ko kon loolu ñëpp koy bokkandoo ñi ci nekk li ñu leen dénk moo xam lu mu mën a doon te muy yëfi réew mi te muy liggéeyu réew mi kenn ku ci nekk yàgg naa laa wax ne la bul jàpp ne rek yaa ko moom bu leen jàpp ne kon yéen a ko moom bu leen jàpp ne seen yëf la yéen kese bu leen jàpp ne da ngeen koo war a jëfandikoo déedéet da ngeen bàyyi xel ñi leen ko jox da ngeen bàyyi xel itam ñi ngeen koy liggéeyal ak liggéey bi lu mu mën a doon ak lu mu mën a toll ak fu mu mën a ne kenn ku ci nekk fa nga ne ak la ngay liggéey ak la nga fa yéene liggéey xam nga ko bu fekkee sa bopp képp a tax teel koo teg ci suuf te seet leneen te xam ne munta wéy ndax kenn ku ci nekk xam nga li ñu la jox fu mu jógee na nga def ba jot ca ña la ko joxit nañ def ba jot ci kon kenn ku ci nekk foo mën a nekk rek na nga xam ñi ci sa ginnaaw ak ñi la féete suuf la tax ñu jox la ko ak niñ def ba jox la ko fañ jaar ci wàll yépp nag bu boobaa di nga mën a am tawfeex yi mën a xool ñi nga xam ne ñoo doon yaa doon àndandoo ak ñoom di sonn di xëyee ko gont di bañ a nekk sa kër di bañ a def la nga war a def ngir jéem a jot ci loolu kenn ku ne nag boo fexee ba jot ca la nga doon yóotu wala la nga yaakaar ne mën nga jaar defaral la nga doon xeex wala ña nga doon xeexle fexeel ba xàmmee loola fexe itam ba di ko fàttaliku te bañ ñu bañ laa teg ci bërëb rek nga fàtte fa nga doon jaar fàtte ña nga doon jëflanteel ak yu demee noonu bu ko defee waxtu wu nekk rek ña ngi lay sécuriser léegi la tax ñu lay sécuriser du yow jëmm ji la tax ñu lay sécuriser di la aar di sàmm sa yooyu yëpp lañ la dénk tax dénk googu yi ñu la ko dénk nag na nga fexe ba xam ne saa boo xamee ne defoo ci la nga ci war a defit kenn danañ ñëw jël ko bu boobaa di nga xam ne def nga ca dara wala defoo ci dara moo waral yu bëree bëri yi ñuy dégg kon na ngeen ci gën a góorgóorlu te fexe ba xam rek li leen tax a jóg fexe ba xam li ngeen di wax nit ñi ba jot ci ni ngeen ko war a jëfandikoo ak ni ngeen war a jëflante ak nit ñi leen ko jox suñ fi nekkoon di wax ba bis bi dellu si mën naa bañ a jeex ndax yu bëree bëri waaye yéene ju ma am ci yéen ak yaakaar ju mbindeef yëpp am ci yéen moo waral may wax lii ndax li tax bokk naa ci ñi fi gën a ndaw ñu man maa jox micro ni ma waxal bu fekkonte ne damaa ñëw rek wax sama waxi bopp rek jërul ñu may jox waaye faaw ma wax li tax ñu dajee fii ginnaaw ñëpp a ngi fi faaw ñu wax lu jëm ci loola kon ñoo ngi jégglu bu baax a baax te di leen sant di gërëm itam sëñ Xaadim moom sama jëwriñ la ndax ba may nekk ci daara ji di jàng daara ji ma daan jàngee daan na fa jàngale kon daan na ma jàngal moom sëñ Xaadim nii sama kilifa la ba ñoo ngi sant bu baax a baax fii nag sama barab bopp la boo xam ne waxtu wu nekk maa ngi fi ñëw waaye li ma booleeg ñoom ak taalibe bi képp la waaw ak bokk lu ñu bëgg bokk lu ñuy wut bokk yi itam ay jikko waaw ndax loolu dong ñu boole moo tax ñu mën a ànd moo tax ñu mën a jaxasoo moo ma tax a ñëw fii itam nag tey jii kon noo ngi leen di siyaare te di leen ñaanal képp koo xam ne am nga yitte ak lu mën a doon yitte ju nu mën a toll yàlla na ko yàlla saafara yàlla leen ko yàlla dolli dimbale te dolli ñu defal tawfeex te dolli ñoo kàttanal ci lépp li nga xam ne rek ñu ngi koy yóotu beneen bi ci des it maa ngi soñu ñëpp ci li imaam yi wax bi léegi ci jumaa ji waaw képp koo xam ne yaa ngi lu mu gàtt doon de benn dërëm la war nga ko caa mën a def ndax def nga ko cee def kat dana am foo xam ne da nga fa soxla ay yëf lool waaw te yaakaar naa li tàmbalee ci jataay ba ñuy toogee bu fekkee def nga dara ci lu jëm ci wàllu moo xam jumaa ja moo xam jàkka ja moo xam daara ja lu mën a doon yaakaar naa dina jariñ doomu aadama bu jariñ boo xam ne mënee su koo woyefal waaw kon ñoo ngi leen ci soññ yéen itam bu baax a baax ci ñi ma ko sañ ci ñoom ndax fii lu mu gàtt am na ñu ma ko sañ ci ñoom xam nañ ñi may waxal kon ñoo ngi sant bu baax a baax tey jégalu ci kaddu yi di leen ñaanal lépp lu ngeen bëgg rek yàlla leen ko yàlla defal barke Sëriñ Tuubaa